bisimilah rahmaani rahim auzu billaahi mina seytaan rajim ñoo ngi fas yéene commencé ak bisimilah àggale ak alhamdulilah ñoo ngi nuyu mbooloo mi yëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen leeral comme li sama doom ji wax rek man la Jee Fall coordinatrice Medina Fall comme ni ko Lamine waxee rek liggéey bi moom ñun dañ cee sonn lool te buñ ci sonn nag ginnaaw yàlla Massamba moo tax ñuy sonn ndax ñun aar xamuñu ko maas lañ xam koñ bu ñu sonnee ci suñuy parrainage amuñu nelaw guddi amuñu nelaw bëccëg koor gi dañuy dox ba ndog dañuy fekk ci àll bi suñu reeree dañuy génnaat tamit lépp nag ndax maas dafa doon nit koo xamante ni ci zone nord bi naa wax waxuma sax nord bi Medina Fall yëpp sooy xool fii kenn da kontaanul ci ñàkk investir bi ñu investirul Massamba te ñun tamit xamuñu lan moo tax ndax dañoo sonn ci parrainage guddi parrainage bëccëg ba ñu ko maas joxe ba léegi amuñu benn temps suñu temps bi yëpp ñu kidnappé ko ci parrainage yi tamit comme ni ñu ko santee noonu la ñu ko defee ndax parrainage yi ñu joxe ñu yëpp dégguñu ci benn bu bon lépp a normal lépp a baax te ñun ñu nekk fii ak suñuy doom ak suñuy waa kër kenn ku ci nekk sa waa kër foo génnee ñun la nu ngeen mujjee dégguñu leen ci maas kon nag ñu ngi leen wax yéen waa aar ñun daal lu ñàkk tax investir ñu Massamba loolu moo ñu jaaxal torop ba tax ñu woo presse bi fii di wax suñu xalaat di ko jooytu nag ngir bëgg ku ñu leeral ndax maas dafa doon nit koo xam ne day dox ci lépp maas day dox ci social maas mi ngi ci ordonnance yi maas mi ngi ci daayira yi mi ngi ci jàkka yi mi ngi ci jumaa yi ñun buñ toogee jàpp suñu ñaambur buñ dikkee présenté ñu maas dañ ñu teg mais ba maas dikkee dañu xam ni kii li mu bëgg ak li ñu bëgg ñun ak li suñ doom yi bëgg ñoo ànd ñoo bokk bëgg-bëgg looloo tax ñu jàpp Massamba rey ci suñu temps bépp ci moom nag mu jaral lu ñu lekk guddeeg bëccëg suba ngoon lépp maas la ñuy dox moom la ñuy waxe ngir lu ko jëme kanam rek kon nag bu ñu toogee dégg ñu investir ñu Massamba danañu jaaxal torop xale yi sax boo xoolee xale yu baree bari fi mu nekk nii kii moo fi nekk pour représenter seen daayira bi ñu baree bari ñoom dañoo mer ndax ñàkk investir bi ñu investir wu Massamba ñun leen nag réeroo wax amul ñàkk waxtaan moo am xëñ na bu ñu waxtaanee ñu génn wax ndax dégguñu maas dégguñu tamit waa aar ñun nag ñoo ngi toog ci suñu koy jàpp suñu ñàmbur bu Massamba waxee képp ku mënti wax ni moom fa la jëm moom fa la ñu jëm ñun bu fekkente ni nag moom it dafa boycotté toog ñu ni dañuy boycotté toog ñoo ngi leen di xamal nag yéen waa aar ñun ñoo ngi toog jàpp suñu ñàmbur bu maas waxee ñu ànd ak yéen leneen lu maas wax it tamit noonu la ñuy doxale ñun fi mu nekk nii maas la ñuy déglu ndax sonn nañ jaaxle nañ dox nañoo dox ba maar te gisuñu benn njariñ loolu daal moo doonoon suñu doléance yoo xamante ni noonu lañ leen koo wax ngeen dégg ko moo tax nag ñu organiser lii dinañ woo waa presse bi ñu toog fii ñëpp a ngi fu ñu génn ci mbedd mi dañ leen di laaj amuñu lenn lu ñuy wax ñoom tamit ndax dégguñu suñu kilifa gi nga xamante ni moom lañ doon liggéeyal maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant man maa ngi tudd Papa Moussa Ndiaye maa ngi bokk ci coalition Réewu Ngor tey nag dañu woote woon tey ji point de presse bi nii pour am yéen leen lu ñu leeral du sax ñaxtu mooy loo xam te ne dañ la def lu la metti defuñu lu ñu metti parce que xaaruñu ko woon ñaxtu bi ñuy leeral bi ñuy def nii mooy dañu bëgg am rapport mooy Thierno Alassane Sall maanaam waa aar wax ñu la moo tax choisiruñu kii di Massamba Diop nag li ñu booleeg moom du ay promesse wala du ay loo xamante ni dañu ko dicté defuñu ko ñun Manafal lañ dëkk Massamba Diop mu ngi dëkk Taxe Kaw sori nañ nit sax booy kaas wala booy def ngir dara da nga def ngir sa waa dëkk wala ngay kaasal sa waa dëkk mais boo gisee tey ji Mass mu ngi dëkk ba Taxe Kaw ñu koy kaasal fële sa aar am lu mu ñu won la wala am lu ñu digaaleeg ñun moo tax ba ñu tey jii nañu wootee point de presse bi nii am lu ñu waxal waa aar ñun nag ay du ni sax ay xale lañ parce que romb nañ xale ndax tey jii mën nañoo jël ay responsabilités yoo xam te ne say parti bari na ay mag yoo xam te ne duñ ko jël donc xam nañ dara si dëkk bi ba tey nag lu ñu fi dajale mooy len dañu bëgg ñu wax ñu carrément la moo tax Massamba Diop n'a pas été pris nit boo koy jël wala boo koy dindi si ñaari critère nga koy jëlee muy potentiel am wala lim lay indil
Mass c'est un jeune comme nous te xam na ni nguur wala réew nit xale moo koy doxal booy xool nag système bi fi mu toll nii gis nañ politique bi léegi nii ñun ñi bëggoon dugg ci politique bi ñu ngi ragal ñu ngi tiit parce que politique bi léegi ay kaymaa lañu kaymaa mooy jësit dañuy lekkante ñun nag bëgguñu loolu dañu bëgg koo xam te ni da ngay jubal Thierno Alassane Sall ñëw na fi bi mu fi ñëwee fekk ñu fii nii ñu toog ma toog wax na leen li ñu bëggoon ñu ne ko ñun dañu ànd ak yow ndax Massamba Diop nag boo ko gisee ñu tànn ko c'est pas parce que Massamba Diop il est venu là et daf ñu jox ay promesses yoo xamante ni c'est du n'importe quoi non non Massamba Diop daf ñu jox ay faits daf ñu jox ay loo xamante ni dañ ko gis lu palpable mooy loo xamante ni dañ ko mën a laal biñ doxalee liggéey man sax ñun sax bokkuñ si woon parce que ndem Manafal ñun daawuñ dugg si politique parce que ñun déjà ñun dañu yàgg a berne dañu yàgg a nax depuis indépendance 1960 ba léegi mosu leen dégg politicien bu jógee Manafal jamais du député bu jógee Manafal du ministre du dara Manafal dañ ko jàppee comme un quartier boo xamante ni dafa chic maanaam par exemple Manafal Thiès ëpp na moo ëpp population fii dem na ba Manafal 3 sax léegi dañ koy wax mais loo mën ñoo am député mën ñoo am ministre waxuma la sax candidat boo xamante ni mën na représenter Manafal ci élection présidentielle yi donc ñun dañu jàppee comme benn vivier boo xamante ni dañu ñëw rek bu élection jotee ñu ne ka leen dem Manafal ñu voteel ñu gagné ñu dem ñibbi après Manafal duñ bokk ci retombées yi loolu noonu dafay jeex nag léegi li koy waral mooy comme que élection locale yi passé amuñu candidat Manafal sax bëroon nañ mais c'était des candidats bidons c'était des candidats yoo xamante ni ay liste parallèle la ñu bokkoon candidats yoo xamante ni c'est du n'importe quoi ñu ñoo choisir ànd ak Massamba Diop nag buñ ko gisee ànd ak moom dañu gis ni mu tegal ñu benn projet boo xamante ni projet bu jaar yoon la parce que xam na ni moom mu ngi jubal mu ngi liggéey ci état mais taxul mu ànd ak état parce que da ngeen faral ñuy dégg ñu naan il faut être dans le système wala on n'est pas dans le système boobu nag la ñuy jël ramasser ko yóbbu ko ñu teg fi Mass duñ tax ñoo fi teg Mass mais Mass moo fi teg boppam parce que dafa def ay preuve am c'est un homme boo xamante ni ñëw na bi mu ñëwee fii nii bi mu bëggee wax ak jeunes yi jaarul ci benn maire jaarul ci benn pas jaarul ci benn intermédiaire il est passé directement par nous bi mu ñu interpellé mu toog fi lañ ko teg fi ñuy toog ñun ñëpp ci buntu gi café gi mu wax ñu li mu bëgg ñu déglu ko mu wax ba jeexal ñun ñëpp ñu toog ci biti waxul li ñu bëgg ni ko daan ñun ay jeunes lañ mais pas n'importe qui ñun ñëpp am na suñu carte d'identité am na ay carte votant ay votant lañu donc boo bëggee ñu voté la du na teg condition du na tegal loo xamante ni mënoo ko da ñuy won loo xamante ni dinañ si gis suñu bopp te da ñuy won loo xamante ni dinañ mën a tax dinañ mën a tax ñu ànd ak yow Mass boobu ba léegi dañu du ma leen promettre loo xamante ni mënuma ko ndax xam naa ne sur boobu noonu mu wax ñu loolu bu doon def ñu promettre dara buy dem ma naan booyi kii bu ñu ko voteel parce que c'est comme les autres politiciens day promettre lu mu dul def politiciens yëpp ay promettre mais lui il n'a pas promis xam lu mu wax dañu du ma leen promettre dara mais bu ma jugee fii nii dinaa xar sama tànk tubay si wutal leen li ngeen bëgg ñu ko Mass bul wax leneen ànd nañoo ak yow parce que li ñu woon tey déjà ça diffère de ñeneen li ñuy woon les autres ce sont des politiciens ce sont des politiciens bon juddoo ba léegi loolu lañ fi ne bon juddoo ba léegi loolu la ñuy gis depuis 2000 jusqu'à 2022 bi ñu toll nii ñëpp ñu nekkoon au pouvoir loo fi gis njaaxum rek ak nju njaaj léegi nag ñun ñoo tànn suñu candidat bopp un candidat boo xam ne c'est un homme intègre un candidat boo xam ne c'est un homme qui comme boo xam ne day tenir ses promesses un candidat qui a de la vision te vision moom politicien bu ko am réussir nga dans la vie révolutionnaire yu mag yëpp c'était des visionnaires ñun nag tey jii bu ñu demee ba ànd ak Mass loolu rek moo taxoon du intérêt crypto personnel du intérêt sama bopp du intérêt keneen intérêt population bi lépp la surtout intérêt Manafal parce que ñu ngi copier loo xamante ne si moom ñun bëgg nañu ko appliquer Manafal bëgg ñëw juddoo Manafal rek toog di xëy dem ak ñëw bëgg nañu ñun lu ñu am ñu ñëwaat ko bokk ak waa Manafal bu ñuy dem ba palais di kaas dañoo bëgg bu ñuy présenté wu daan ni mën na diw Manafal laa jóge parce que ñu xam ne ñun kat Manafal am na ñoo xamante ne am na génération bu fa nekk génération bu consciente la génération boo xamante ni elle sait ce qu'elle veut maintenant bu ñu xoolee Massamba Diop parrainage bii nii mais parrainage bi bu ñu dëgg yàlla politicien boo xamante ne nee nga da nga bëgg a jël benn commune wala da nga bëgg a jël région mënoo matal parrainage c'est pas valable maintenant Mass bu ko neexoon bu ko xawma lan moo tax demul ak boppam sax mais je suis sûr que bu demoon boppam dina jàll mais comme que moom il a choisi ànd ak collaboration ak Thierno Alassane Sall
ak waa aar mooy seen coalition bi ngal la bum ñu wor waxuñu kenn ni lii ñi daf ñuy métti ñu carrément parce que nit booy liggéey si bopp ngay liggéeyal peut-être Thierno il a ses raisons pour ne pas choisir Mass a ses raisons pour être silencieux mais maintenant fi mu nekk nii néew ma nit ñi ñooy wax de mais population yi ñoom ñooy laaj rapport ñoom ñooy laaj nit lan ñoom ñooy laaj ñuy clarifier lan moo tax cet homme n'a pas été choisi parce que cet homme c'est le choix du peuple moom ñoo ko choisir donc ba dëgg yàlla loolu moo taxoon ñu woote point de presse bi am ay leeral xuloowuñu xeexuñu waxuñu kenn ñu jàmm sante wala yu dell dañu bëgg justement ñu wax ñu lan moo tax cet homme n'a pas été choisi cet homme nag c'est l'homme du peuple homme mën a fal la homme taxakaw la homme Thiès la te leer nañu bu nekkoon ci coalition bële dina fa doxal maintenant pour finir je vais m'adresser directement à coalition aar xam na ni c'est une coalition boo xam te ni elle est ambitieuse coalition boo xam te ni la dafa prévoir def lu bokkul ak opposition bi ak parti de pouvoir di def mais nit booy dem guerre da ngay ànd ak ñi nga xam te ni ñoo la mën a geeral mënoo bëgg a dem fenn nga yor oto te sa caabi oto nga bëgg a fa Mass mooy caabi oto coalition boobu loolu leer na ma Mass mooy caabi oto bi te oto bi wax dëgg yàlla bu ñu bëggee mu dem caabi baa ngi fii tax kaw kaa ñu dem jëli ko wasalaam. maa leen di nuyu man soxna Ndeye Yade stafu Jeefal si Massamba Diop ñun dañu ànd ak Massamba Diop di liggéey ak moom boobu ba léegi xëy na xamante bi yàggul noonu mais am na fu ñu yóbbu Mass suñu woote tey jii rek wane na ko bi ñuy pare ne fu ne dugg nañ fa def nañ li ñu war a def lépp nit ñi wuyuñu léegi nag ñu nekk ak Mass di liggéey ak moom di yaakaar toog di xaar bi ñu toogee di xaar nag comme que nag léegi message bi ñu lancé agsi na metti na ñun ñëpp ci suñu xol looloo tax ñu woote tey suñu daje bii di leeral lu bari bëgg tam am ci lu ñu leer ak sunuy nit ndax kuy xëy di liggéey ba ngoon su ngoonee war ngaa xam li nga liggéey lan la te xamaguñu li ñu liggéey lan la boobu ba léegi dégguñu Mass gisuñu ko léegi nag pour wax nit ñi nag ni ñun ñëpp ñun ñoo bokk naqar bi ak tiis bi xëy na mettiwul ndax Mass tam xale bu am avenir la mi ngi si tey avenir mi ngi si kanamu nit xëy na ñàkkul dara waaw léegi nag bu ko defee nag kon ñuy leeral rek ak di ko déglu nag moom tamit mu xamal ñu nag ci lan lañ nekk ndax ñun Mass lañ xam ndax moom moo indi Thierno Alassane ba fii présenté ñu ko kon lu mënti am nag war nañoo xam lu leer loo xamante ni ñun war nañ koo wax sunuy borom kër wax ko sunuy njaboot wax ko sunuy dëkkaale yi ñuy yëkkati ndax ñun ñii sunu nekkaay bi Jeefal mënut a dem sans ñun ay stafam ñun aussi noonu Mass mënut a dem tam sans nit ñi parce que booloo moom mooy dëgëral léegi nag comme que demee na nii nag nañu wax nag si lu ñu nekk nag ñu xam lan la incha allah rabbi loolu taxoon ñuy leeral ni jërë ngeen jëf bu baax a baax si teewaay beeg taxawaay bi. waaw ñu ngi sant ñëpp ñu xam ni jël nañ fi prise de parole en commençant par sunu coordinatrice Jeefal ak ñi ci des ñëpp li ci des nag sama frère wax na ko lépp muy papa parce que nit matul am nañ point yu xam ni développé nañ ko am na yoo xam moom ñu na indi ci leeral bu xam ni position Massamba Diop waaw léegi nag balaa noo tëj tey dana am benn message bu xam dañ koy tëjee ak moom muy coalition aar Sénégal mi xam ni ci la sunu leader bokk nu koy xamal notre leader Massamba Diop c'est pas n'importe qui au niveau zone nord c'est pas n'importe qui Thiès gi xam ni moom la dëkk tey nan nu leeral lu tax investir nu ko ci liste électorale yi lu tax investir nu ko xamuñu ko Massamba jénnagul aussi déggunu tamit aar wax déggunu comme notre président Thierno Alassane Sall aussi am éclaircissement boo xam ne war na koo
war nañ koo sànni au niveau zone nord. tey jii élection locale yi ñu jéem Massamba Diop au niveau zone nord moo fi am na fi 5 conseils te on sait très bien que am na ñu xam ñun investir nañ ci liste électorale Aar Sénégal yoo xam ni au moins ñoo am nañ 2 conseils. population boo xam ne tey jii popularité kenn ci àndal Massamba Diop ñu mu àndal kon du ñu doon n'importe qui ci au niveau zone nord. ñun daal fi mu ne nii dañuy toog croiser les bras toog di déglu Massamba Diop lépp lu ñu orienté nu def loolu lépp lu ñu orienté nu def ko noonu la ñuy jaar nii nag di déglu nag seen i retour loo xam ne tamit war nañu war a am lu bëree lu ñu war a mën a leeral ñun ñi. ñu nu war a mën a leeral mooy coalition Aar Sénégal ñu war a mën a leeral de même que notre leader aussi Massamba Diop am na lu ñu war a mën a leeral ñu ngi leen di déglu nag waa Man na Faale ngi leen di déglu plus particulièrement comité électoral Guinaw Rail et mouvement ànd dooleel Massamba Diop. mais tamit lan la Massamba Diop def lu tax tey yéen ñëpp ngeen toog xam lu nakar jàkkaarloo. merci question boobu dama ciy sawar a tontu lu tax nu ànd ak Massamba Diop profil bu nekk je crois que ñëw na fi présenté wu en Yaay Fall profil bu ne ñun Man na Fall lañ jëkk ñaata candidat ñoo nekk biir Man na Fall te fëgg nañ suñuy porte jour bu nuy booleeg Massamba Diop nu xool profil Massamba Diop nu ànd ak moom ngor la nu wan moom frère wax na ko léegi Massamba Diop ñëwul fii Man na Fall promettre dara daw danoo wan nu gis mu jëf nu teg ci suñu bët loolu moo nu tey poussé ba nii ànd ak Massamba Diop c'est difficile ba nu jógee élection locale te bu doon keneen la mu reculer wu pour xalaatal bu baax li muy def sans réfléchir Massamba Diop day ànd ak ñun ba nii moo tax tamit ñun tamit nu wane liu ngor googu bu mu nijji moo tax nu ànd ak moom ba jusqu'à maintenant te dañuy ànd ak ñu nag Massamba Diop dañuy ànd ak moom incha allahu rabbi ba palais de la république incha allahu rabbi moom mooy suñu yéene ci moom. laaj bi mooy. waaw tey da ngeen di laaj maanaam lu leeral leen. waaw diggante Mass ak Thierno Alassane Sall. waaw ñi nga xam ne ñooy kilifa yi tax ñu ngeen jëm ci politique. waaw suñu leen leeralul. lan ngeen di def. suñu leeralul dinañ toog te gëm naa ne dinañu leeral parce que ñaari leader lañ entre Massamba et Thierno Alassane Sall duñ ci wax parce que am na amaana li presse la lu ñuy nas seen biir message biir néeg la ñoom ñaan ñoo ko xam ñun on sait très bien que Massamba Diop dinañu leeral te dina ko def militant yëpp mu jéem leeral nu lu leer nañ way moom la ñuy xaar ci moom. alors bu dul rek investiture maanaam investiture en tant que député am na yeneen charge yoo xam ne yéen a ngi jëm ci ay élection yoo xamante ne tey da ngeen di laaj cër wala gëdd Massamba Diop ci biir Aar Sénégal. ci biir Aar Sénégal dañuy dégg comme Aar Sénégal plus particulièrement au niveau RV tamit dañ koy dégg les responsables monsieur bu ne un bon responsable je préfère que c'est Massamba Diop cër bu mu war a am biir RV cër bu mu war a am coalition Aar Sénégal moom lañ bëgg daa am cër boo xam ne kaa war a représenter foofu parce que xamu tax Massamba Diop yërul doo ko dégg ci média tey booy seet nii ñun ba nii dañ koo def mais wowunu Massamba Diop wala laaj ko aviam non daa am loo xam ne dañ ko war a mën a cërale dooleel ko biir aar loolu moo tax tey jii ñu naan ko naqar la wala du naqar mais bëgg nañ loolu nu leeral nu ko parce que Massamba Diop c'est pas nit koo xam ni ah comme les politiciens comme ni ñu koy waxee quoi c'est difficile ah c'est li muy def du n'importe qui koy def politiciens yi ñuy tenir seen i parole boo ni fii benn doo ni ñaar. kon bu la Massamba ne boycotté la liste Aar da ngeen di boycotté. sans réfléchir waaw. sans réfléchir ko bu yàgg. sans réfléchir foofu naka la ñuy tëjee suñuy kàddu ñu naan comme Massamba Diop tey jii bu ñu boycotté élection yi gëm naa ne ku mel ni yaay fa